ñeenti waxtoo genn wàll ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu fu ngeen mën a ne di leen gërëm ci kóolute gi xibaari wolof yi ci yaatal Makumba Bey Famara Ibrahima Sagna tontu weddi Mamadou Lamine Diallo mi ni woon bis bu ne bu dialogue bi dajee woote fukki million dina daanu ci hôtel ak i per diem mu ni dara du ci dëgg moom kenn fayu ko sax mareyeur yi subaak jàmm la ñuy waaj a grève ñetti fan waaye waa Kayar moom gàttandu nañu ko akup marché tey ji daal di jiital jaarale gi ñuy jaarale ñëpp ci bascule yi la ñu ni ñoom duñ ci d'accord yeneen mareyeur yi nga xam ne gréewuñ ni jën du manqué ci réew mi fu ñooñee bañ a dem rek ñoom dinañu fa yóbbu jën nit ñi gréew nag ay politiciens lañu. appareil radiothérapie ba nekk ca hôpital Dalal Jàmm Panne malade yi nag fi mu ne nii ñoom ñëpp dajaloo jëm ca Dantec tax mbooloo mu takku di fa daje muy problème mu maintenance bi ci kër docteur yi ak yorin wi. STE ba tey dafiy des soppi na directeur général ab tubaab wutu fa Abdoul Bal mi à la traité ñu ni ndox mi ci kaw gi ak itam bitim réew mooy li nga xam ne ci lañu bëgg a liggéey. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram le marché li ci yéene kaay tàmbaleek Touba ak Janasaya caxat-caxatee gu ñu fa def goo xamante ne nii nag ay samba booy ñoom ñoo ko amal ba ñu tudd ci sax ki nga xam ni mooy yaay Serigne Abdou Karim Mbacké ñi nga xam ne nag ñoo koy wattu ni war nañ faa yokk leeraay maanaam ay lampe ba pare dolli gardien yi mu gën a fat Mouhamed Jo Diop. système kaaraange bi ñu teg ci bàq ya yaakaaroon nañ ne kenn mënu ko bët daayira Muxaddamatul Xidma moom moo yor kaaraange barab yi depuis atum 2014 bi nga xamee ne moom lañ ko ubbi Abdoulaye Diop secrétaire général bu daayira Muxaddamatul Xidma. donc daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi def ay effort yu bari képp ku fay ñëw da nga ko remarqué wax dëgg yàlla ay effort ci identifier ña fay ñëw ay effort ci sécurité waaye nag njàmbaar yooyu ñuy def yëpp ñu ngi koy def vraiment nit ñi nañ dalal seen xel ci ne insécurité bu tax ñuy wax amu fa lu mel nii nag bon temps en temps la fay am léegi nag loolu. waaye nag ñoom ñii di daayira bi am nañ ay jafe-jafe ndax kat barab yii di bàq ya éclairage bi des na lool waaye tamit li nga xam ne mooy nombre gardien yi sàkku nañ ñu yokk bu baax a baax. yoon mooy ñu fexe ba yokk nombre gardien yi donte dañuy wut lu mel ne ay ASP wala yu mel noonu yoo xamante ni dañ ko fa mën a teg ndax bàq ya ku nekk xam na ne presque 1 kilomètre carré la loolu dana tuuti lool ci ñaari gardien ñu koy gérer en même temps itam problème mu éclairage ku nekk gis na ay lumière ay lampes yi mu am mais lampes yi mu am lampe solaire la des fois day tàkk des fois du tàkk te éclairage bi doyul. ñuy fàttali ne fan yi ñu weesu jàpp nañ ñaari nit ñuy sàcc ci sëg yi di bàq ya loolu nag di am naam daayira bii di Muxaddamatul Xidma moo ngi def kéemtalaay kàttanam ngir kaaraangeel barab ya Mohamed Jo Diop Touba RFM. ñu wax ci panneau radiothérapie bi ca hôpital Dalal Jàmm di nag appareil boo xam ne bu am solo la ci jarag yu bëri yuy xëy di fa dem fi ne nii nag taxaw gi mu taxaw tax nag bu la Dantec daal di fot ndem mbooloo mi yëpp fa lañ leen di yabal maintenant su appareil yi nag doon loo xamante ne nii problème la bu mag ci réew mi aw mbay. machine radiothérapie ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay dañoo taxaw léegi mu ëpp ñeenti weer scanner simulation ba moo paan te boobee jumtuwaay mooy jiitu ci bépp fàcc jëm ci wàllum radiothérapie li muy indi nag ci ay jafe-jafe bari na bokk na ci malade yi nga xamante ne ñoom lañ doon fajee ca Dalal Jàmm ñu jëlaat leen yóbbuwaat leen ci hôpital Aristide Le Dantec ca service radiothérapie ñooñu itam nekkaat ci beneen situation mooy liggéey ba dina ëpp seeni loxo te personnel ba fa nekk muy ci wàllum technique ba wala ci wàllum paj mi du doy rax ci dolli ñi nga xamante ne ñoo nekk ci liste d'attente yi di xaar lim bi dafa takku ñi ci ñàkk sans sax dañuy ñàkk seen bakkan bu dee amuñu koppar yu leen yóbbu ñu dem faju ji ci privé bi nga xamante ne daanaka ñi am seen njëkk bariwut ndax seer bu ëpp tey nag mu mel ni delluwaat nañu ci coowal panne appareil radiothérapie di wane rek ne mbirum entretien machine jafe-jafe dëgg la fii ci sunum réew mën nañoo jënd ay appareil waaye lu jëm ci entretien ba dañu koy fàtte te loolu lépp nag boo ko xoolee jëm ci kanam dina jafe ndax boo doxee daf benn jéego delluwaat ñaar ca gannaaw. mu nekkoon soxna Awa Mbaye Kayar tey jii ñu amaloon ab marché gàttandoo ko nag grève bi nga xam ni moom lañ fas yéene amal suba ak jàmm ci àllarba ji lay tàmbali diirub ñetti fan lay doon ñu ni nag camion yi nga xam ne dañu ni yëpp léegi dañuy yéeg ca bascule ba ñu peese leen ba xam ñaata la ñuy am ànduñu ci Cheikh Anta Diop. duñu nangu benn yoon nag suñu camion yi di yëpp ay jën ñu leen di peese
loolee la mareyeur yeeg nappkat yi nekk fii ci Kayar yëkkati ginnaaw nee nañ door nañu sax ñetti fan yoo xamante ni duñu ko liggéey duñu jaay jën te benn mool du dem géej fii ci Kayar. Modou Mbaye di trésorier des jeunes mareyeurs bu Kayar. di xamal Macky Sall ni ko ni lii bu ko yëgee dina jël ay mesures yoo nga xamante ne nii dina accompagner mareyeurs yi pour ñu mën a continuer dem seen liggéey parce que frigo yi nga gis yëpp tey jii ñu ngi ne benn mareyeur wàccul géej benn mareyeur jëlul jën grâce bi la kees lay démarré noonu la karos tey lañ ko déparé gis nga mareyeurs yi oto yaa ngi nii benn tey lañ ko déparé noonu waaw tey lañ départ noonu jëm la 17 amul benn mareyeur buy wàcc géej di jël tey di doon Sénégal bépp Sénégal bu jox sa jabar suba dépasse na ko jox dépasse ceeb ak keccax ndax jën du am fenn lii lu doon naqari parce que altanul ko ñetti fan yi Kayar kenn du lekk jën Sénégal. góor gi Alioune Fall di jaaykatu jën fii ci Kayar wax ne lii ñu leen teg lu metti la. dëkk Ndiaye Mekhe di liggéeyee Kayar di liggéey ci Kayar nag dañuy fee bëgg a indil ay jafe-jafe yu méttee métti muy pompe si lii moom nekk Sall moom na ko teel a rayee moom mënta ndox soo demee ba Côte d'Ivoire gee juróomi téeméer rek la ñuy fay ñun ñuy bëgg a fay ay 200 000 loolu mënta nekk nan ci jàppale bu baax. jaaykatu jën yi ak nappkat yi nekk fii ci diwaanub Kayar nee nañ ñoom dàquñu sax toog ak nguur gi gën a waxtaan gindiku ngir ñu mën a indi saafara ci mbir mi. ñu jàpp ne grève ñetti fan bi ñu fas yéene wéyal fii ci Kayar feeñ na bu baax ci askan wi ndaxte jaaykatu jën yi de ñu ngi toog ci tefes gi nee nañ gisatuñu benn jën. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. loolee ñu bëgg nag am na ñu taxaw timm ci yàq ko ndax nee nañu grève boobu nag kenn waru koo def di Thierno Mbeng mi leen jiite association mareyeurs yi moom itam tey jii mu wutu leen fa ñu demoon démb ca marché jënu Pikine waxtaan ak ñoom nii nag bu ñu gréwee itam du tere jën am de ñoom fu ñu ko daan yóbbu bu ñu ko yóbbuwul dinañu ko fa yóbbu ñu déglu ko ci micro Salif Sow. dama bëgg a leeral rek sénégalais yi ci coow li nga xam dafa am ci wàllu damay gerew du ma gerew ci parce que affaire pont parce que lii ñuy wax man Thierno Mbengue mii la gën a naqari dox naa ci guddi dox ci bëccëg pour que état bi dindi ko parce que oto jën wax dëgg yàlla buñ la ne da ngay deesal sa jën ci àll bi wàcc sa poids doo xam foo koy def kon man anduma ci ni na état bi di teg ay taxes yooyu mareyeurs yi ñii wër di wax nag ni man maa dem ba ci président man ko nañ teg taxes yi mareyeurs yi bal naa leen ak yàlla dinañu àtte secteur de la pêche dafa yaatu ku yaakaar ni secteur bi yaa ko moom xëy da ngay xëy nit ñi banque leen seen loxo nax nga sa bopp pour leeral nit que ni suba ñun dañu xëy liggéey fii ci marché central au poisson waaye dañu xëy travail ci yeneen marché yëpp parce que ñii li ñuy def seen yëfu bopp la am nañ jafe-jafe ci suñu liggéey mu ci affaire pont bascule yi loolu kenn vérante wu ko bu fekkente ni dañoo dem ba état banque loxoom waxatu ci complètement mën nañu derew parce que état rencontré nañu ak moom ñaari yoon solution génn parce que pont acier yi ñaari acier yi bàyyil nañ ñu ko yokkal nañ ñu 5 tonnes kon nag yaakaar naa bu waxtaan wi continuer jàpp naa ni daañ war a mën a bàyyi pont bascule yi te maa ngi taal loxo le président Macky Sall aussi lii mu jàppale ci mareyeurs yi pour ñu teggi pont bascule yi ci oto jën yi non jërëgul dem geraw mais leen li bëgg tur la ak it politique moo nekk si biir parce que bu ma déggee ku taxaw ne président Macky Sall defu secteur de la pêche dara damay jaaxal. mu doonoon nag kon ñaari wàll yëpp ci wàllu napp gi ñu des ci wàllu grève ak waajal gi ba léegi ci bi yoon njàng mi assemblée générale ak débrayage tey jii ci matin ba ñu ca noppee nag ñoom ñi nga xam ne nag ci njàng mi dañoo bëgg nag fi mu ne nii gouvernement bi sàmmonte ak ñoom ci li mu waxoon te lépp lu jëm ci wàllu yeexaay yi ci génne ak teek yooyu ñu gën cee gaaw accord 2014 ba léegi moom la ñëpp bokk di jooy. Cheikh Tidiane Anne lañ ciy déglu ci micro sunu ndaw la nekk foofee ca Ndar di Cheikh Anta Diop di Mohamed Nabi Sylla li ñu koy laaj mooy lenn la mu def si système bi ne ko audité ba xam exactement ndax xaalis ba fa mu wax ne fa la jëm ma nga fay dem wala dem fa. on ne peut pas se permettre boo indee benn innovation ñu yaakaar ne xëy na formation bi dana dox du ñu évaluer ñu jëlaat leneen encore doxal ko donc kooku dafay impacter négativement sur le quantum horaire mais aussi dafay jaxase xale yi jaxase jàngalekat yi. abri provisoire yi ba si CEM ginnaaw raay bi CEM ginnaaw raay abri provisoire yaa ngi fa école u Ndar yi chaque année ñu au moins 5 à 6 écoles dañ koy tëj bu ñu demee d'ici 5 ans 10 ans est-ce que toutes les écoles de Saint-Louis ne seront pas fermées alors que chaque fois on nous dit que y a des milliards qui sont investis dans la construction des établissements scolaires donc xaalis boobu ñuy def si construction salle de classe yi fan la jëm Ndar di gis ci boppam le président de la République mu xam ni ñun mësuñu laaj mu yokkal ñu suñu salaire il faut que population yi comprendre que li ñu ko wax mooy nañu fay suñu bor le président ne parvient pas à matérialiser n'est-ce pas les accords qui ont été signés li ñu koy wax mooy na respecter accords yi mu fay ñu suñu bor. Cheikh Tidiane Anne coordonnateur jàngalekat yi foofee ca Ndar ba tey ci wàllu njàng meek yëngu gi ci bi la yoon ci mu kaw mi section SAES ba nekk ca université Assane Seck ba ca Ziguinchor grève tàmbali tey jii ñaari fan jàngalekat yi nag ñoom ñoo ni gouvernement bi la mu waxante woon ak moom sàmm wut ak moom nde dañu woon kenn ku nekk dinañu la dooleel bala ñu la dolli ay étudiants yu bees yoo xamante ne ni ren ñëpp ci public bi lañ jëm dañ ciy déglu kii di Daouda Niang
Diatta secrétaire général bu section ba foofee ci SAES ci micro Lamine Ba. ministère de l'enseignement supérieur promesse yi mi defoon yëpp pour que université Assane Seck de Ziguinchor mën a accueillir 3000 bacheliers teniru ci benn fi ñu toll nii fi ñuy wax ak yéen administration université bi mënul produire ay emploi du temps pour la simple raison que ni 3500 au lieu de 3500 étudiants lañ ñu yokkaluñu ne serait-ce que benn salle de classe donc mbir mi métti na torop parce que étudiants yi fu mu toll nii yegg si neen amuñu fu ñu dëkk amuñu restaurant ay salle de classe yu ñu jàngee amu fi waxatuma la ay jàngalekat yu leen di jàngal da ngay gis ay filières yu mel ni droit yi nga xam ne ni daanaka daaw 300 étudiants lañ doon accueillir te ak 300 étudiants yooyu ñaari cohorte lañ doon def ren ñu yónnee leen 1000 étudiants te yokkaluñu leen benn jàngalekat yokkaluñu leen benn salle de classe bu mun a tax ñu jàngal ndaw yooyu donc fu mu toll nii ñun suñu grève bi ñu def nii grève 48 heures renouvelable la donc jeudi dañu war a dajawaat mercredi dañu war a dajawaat pour xoolaat situation bi mais grève d'avertissement la pour alerter opinion publique bi ne leen bu ñu toog seetaan seeni doom la ñu nekk di sacrifier seen avenir. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Famara Ibrahima Sagna tey jii la woote woon ndaje mu njëkk mu mag moo xamante ne nii ci la waroon a tàmbali liggéey bi ci la tontoo nag kii di Mamadou Lamine Diallo mi ni woon fukki million bis bu yàlla sàkk bu ñu wootee dialogue bi dinañu ko dépensé moom nag mu weddi ko ni moom ci boppam sax kenn fayu ko ñu déglu ko leeral yi mu ci indi ci micro Mouhamed Alimou Ba. Effectivement, moi-même j'ai lu des choses extraordinaires dans la presse. Lire naa ci presse bi kii di Mamadou Lamine Diallo def ma conseiller nii bu ma nangu poste président dialogue national man loolu def ma jaaxal ndaxte man kii di Mamadou Lamine Diallo kañ laa ko gëj a gis sama doomu baay la def na léegi daanaka ñaari at man dem demande kon naka la may waxee li nu mel. xam ngeen man nekkuma koo xamante ni dañ koy dicter lu muy def non man conduite à tenir man maa koy xam nu ma koy defee man maa xam nu may gérer sama bopp kenn du ma wax defal lii wala defal lële ci wàllu nag budget bi ñuy wax man daanaka man kenn joxuma budget waxoon naa ko président de la République bi may installé nee naa ko man bugguma dërëm bugguma salaire bugguma indemnité kon looloo tax boo xoolee sa lan moo tax ñu nekk ci salle bii nii building administratif yi daf fekk dañoo bëggul dem ci hôtel man loolu laa leen waxoon jarul ñuy génnee xaalis dem foofu. On m'a proposé de louer des salles d'hôtel pour le comité et pour les commissions. te ji nag ca ndaje ma ñëgg-ñëgg xaw cee am tuuti ci joxalante kàddu yi ndax nag dañoo am lu ñuy indi di dolli rek te ni ñu koy defee duñ ci tàggu kenn ñoom ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo yore dialogue bi tax na ku ci mel ni Omar Sarr ni loolu jaaduwut te dafa war a dakk Mouhamed Alimou Ba. Mais attendez, vous aurez la parole. De Croix, écoutez, mais on ne peut pas travailler dans ces conditions. Je lis mon discours, on suspend la séance et puis on peut... Famara Ibrahima Sagna bëggoon na ñu laver linge sale bi ci famille ñu bañ a xuloo ci kanamu journaliste yi waaye l'opposition bi nangul ko loolu benn yoon Mactar Souran moo njëkk a attaqué. démarche bi ñu tiital mooy su fekkee ni da ngay yokk ay membres dañu ko war a yëgal. kii di Oumar Sarr feelu ko. ñun li ñu jaaxal mooy document bi dafa ne mun nañu adopté ab dogal bi tukkee ci bile commission bu fekkee ni majorité bi nangu na. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça nous inquiète. Finalement kii di Famara Ibrahima Sagna jël parole bëgg a recadrer yëf yi. man yàlla defal na ma lu rëy mooy que du ma nangu nit ku may manipuler non du ma ko nangu def naa ci administration lu ëpp ñeenti fukki at gannaaw discours président dialogue national bi travaux yi commencé na waaye nag journalistes yi bokkuñ ci def mel ni daal discussion houleuse yi ci la ñuy waxtaan ñu xool modalité yi balaa ñuy tàmbali dëggantaan liggéey bi PASTEF ak PDS daanaka bokkuñu woon ci dialogue national bi. waa parti démocratique sénégalais ci communiqué bu ñu yónnee xamal ne léegi dakkal nañ seen bokk ci front de résistance nationale ndax am na ci yenn ci xeetu doxalin yoo xamante ne nii mënuñ cee ànd dinañ ci dellu siwaat ci beneen jotaayu xibaar nu mu gën a yaatoo daaneel ak waa SDE ñu des di dund ba léegi ginnaaw bi Sen'Eau nangoo ndox mi ci ñoom ci dëkk yu mag yi ñu ni dëkk yu ndaw ndawaan yi ci kaw gi ak bitim réew léegi la ñuy diir soppi directeur général bu bees
Amadou Abdoul Bal mi nga xam ne moo fa nekkoon nag à la traité Alaaji Njogu Jeen. doomu France bi di Jean-Claude Simana moo nekk léegi njiitu SDE mu wuutu directeur général ba fa nekkoon Abdoul Bal mi retraité Simana ak i naataangoom ne seen bëbët mooy wane xarañteefu SDE ci wàllum yorinu ndox bànqaasu SDE bi tudd SDE rural ñu taxawal ko juillet atum 2018 jot a gagné ñaari contrat wàllum ndox ci dëkku kaw yi benn contrat bi ñeel diwaan yu Matam ak Ndar beneen bi ñeel diwaanu Louga waaye ci suñuy xibaar yëngu-yëngu yu SDE rural dafa taxaw jamono ji gannaaw ndogal boo xam te ne njiitu réew mi président Macky Sall da ko joxe woon bu yàggul ci conseil des ministres ngir ñu càmbar doxalinu délégation service public yi ngir nag am ci lu leer yëngu-yëngu yu SDE rural nara nag soxal lu ëpp 1 million ak juróom benn téeméeri junni doomu aadama ci dëkku kaw yi waaye lu weesu fànn woowu SDE mi ngi woy tamit di yor ndoxu ICS industrie chimique du Sénégal jaarale ko ci usine am bu nekk ca Mexe usine ICS Mexe boobu di yëngu ci wàllum defar ak traité ndox ngir ICS ak ñi dëkk ca wet ga contrat diggante SDE ak ICS ñu yeesal ko lu bëri yoon ay contrat société bi fi yoroon wàllum ndox mi ci dëkku taax yi diiru ko 20 at ak ñett bëgg na ko tamit wuti lu weesu Sénégal groupe Eranov nga xamante ne SDE bànqaas la ci soumissionné sax mi ngi wut sax ay marché ngir yor ndox mi waaye tamit courant bi ci réew yu mel ni Mali Togo Bénin wala boog Madagascar ci fàttali nag SDE jot naa wone xarañam ca bitim réew gannaaw bi ñu ko dénke woon ndox mi ci réew yu mel ni Arabie Saoudite ak République démocratique du Congo fi mu toll nii nag kër gii di SDE am na xemmemteefu door yeneen yëngu-yëngu lépp jëm ci wàllum ndox ak yorin wi. tàggat yaram Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Makumba di nuyu ñëpp. ñu tàmbali. ak football CAN 2021 niki suba la ñuy xam lan mooy kon date yi nga xamante ne ci lay am ba tey kenn xamul kon ndax janvier lay am wala juin comme ni mu amee daaw. loolu nag nañ ko xam suba ginnaaw visite bi nga xamante ni kii di président bu CAF di Ahmad ak délégation ñu ngi koy amal foofu ci Cameroun mu war a jeex suba ñetti fan yoo xamante ne kon dañuy dem seet stade yi waxtaan tamit ak comité d'organisation bi ngir xam kon ban date moo baax ñoom nag li ñuy wax officiellement mooy jafe-jafe ci wàllum climat bi ndax ne nañu ci Afrique centrale foofule ci juin juillet nawet bu métti lañ fay nekkee dañuy ragal ni xew bi du mun a demee comme ni ñu ko bëggee waaye décision boobu ñu bëri jàpp ni tamit bokk na ci li nga xamante ni waa FIFA mbébét nañu amal coupe du monde des clubs ci période boobule moo tax waa CAF bu ko pousse kon suba incha allah nañ xam lu leer ci mbir mi su fekkee ne kon CAN bi ñu wax na janvier conséquence bi mooy lii di ñeenteel ak juróomeel bëccëg qualification bi jëm ci wàllum CAN 2021 ñu jàppoon ko mois d'août dañ koy xëccaat mu ñëw mois de mars maanaam Sénégal matcham bi mu war a amal ca Guinée Bissau kon mars la war a am dootul amati ca mois août ci ngoon incha allah dañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo. karaté la ñuy waxtaanee Kaolack nag foofule dalal nañu seen ndaw yi nga xamante ni bokk nañ ci équipe nationale bu Sénégal dem ca Mali jëlee fa ay médailles d'or yu bëri kon ñu teeru leen fële ci kon foofule ca Kaolack ñu dem fekk fa Ibrahima Diamé. dañ leen tertoo kon commune tertoo Bour champion d'Afrique de l'Ouest de karaté yile di ay doomu Sénégal ay doomu Kaolack bokk ci nag bàyyi ñu leen ci médailles yi catégorie yépp la ñuy daal di yóbbu andi ko réewum Sénégal ci compétition de karaté boobule ñu doon amal ci Bamako ci réew Mali Souleymane Badiallo moom mooy chef de délégation. waaw wax leen ne ndam lu rëy lañ fa yóbbee parce que te gis nañ ne xale ñu yóbbu woon Kaolack 100% ñëpp am médaille waaye dañuy wax ne que xale yi li ñu def sortir le grand jeu. c'était pas évident te loolu yëpp liggéey rek moo ko nga yóbbu ñëpp muy championnat boo xam ne gros cylindre ñoo fa nekk tout ay championnat naxa de vrai championnat Sénégal jël lépp man dem naa fépp mais lii ma gis démb vraiment man dem si j'étais ému loolu daal laay wax ne Sénégal gàcce ngaalaama. démb ci guddi la ñu egsi fii ci Kaolack daal di wàcc préfecture préfet Ahmed Tidiane Thiaw daal di leen terto sargal leen bu baax a baax. la ca des mooy ma di leen ndokkeel yéen ñi nga xamante ne nii wax nañ ñu léegi ndam yi ngeen ñu indil ma di leen wax jàngeen jëf jàmbaar ay jàmbaar ngeen di leen wax. jàngeen jëf gaynde ay gaynde ngeen. teewul nag ñu ne discipline bile di karaté laaj na gunge bu baax a baax ci wàllu koppar waaye itam ci wàllu infrastructure fu ñuy defee seen entraînement comme di ko yeneen réew yi amee Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. ñu ñëwaat Ndakaaru dem ca Pikine lamb ji gaa ñi namm nañu bu baax a baax ambiance bi am su combat yu mag yi amee seen bëri kon suñuy dem bëri ji ak lépp lu ci am kon gaa ñi namm nañ ko bu baax ñu yàkkamti lool gis ay mbër
mbëru Pikine am ay combat yu mag Ndongo Ka doxantu foofulee ca Pikine waxtaan ak amateur yi ñu déglu reportage. suba teel ci buntu Pikine ay car rapide ak yeneeni woto jóge fu ne di riir ak a corne Alioune ñu fekk ko nag ci buntu këram mu toog janook ambiance bu nu mel muy fàttaliku nag atu Mouhamed Ndaw Tyson ci làmb ji biir Pikine ak ndiiraan waka daan topp. ay ndaw lan yàgg suivre làmb jamonoy Tyson ba muy bëre fii dañ daan jóge fii di daw di jubilé di genre mais Pikine dafa mel ne aw benn faay bu ndaw bi nag dafa mel ne dañoo xaw a fàtte làmb ji te du yoon. Alioune di amateuru làmb ni am na yaakaar nag ngir dundaat engouement bu nu mel ci at yi ñu ne lépp nag mu wékku ko ci mbër yu mag yi nekkee ci biir Pikine. dégg nañ fi ay combat Ama Baldé ak Modou Lo taxaw na Balla Gaye may Boy Niang sant ama seen ñëw bëreeg Tapha Tine may ko sant defaral ko lu toj Pikine yugaat loolu mooy dëgg. naka la ñu tuddee combat yu mag yi ñu toogoon ci jotaay bi nag mel ni nag waxtaan wi dafa doon lu leen ñor. ndekete Jaguar numéro 2 moo ne ci wet gi di attaaya di xelli ak a fuural. moom mbëru écurie Pikine mbooloo di namm na nag mbooloo yu rëy yi daan génne nag ci bu combat bu mag mësaana am. loolu dafa war a xewaat Pikine affiche yooyu dañ ko soxlawaat ñun daal maanaam. Cheikh Diagne doon waykat boo xam ni ñëpp dañu daan dégg baatam ci open press yi daan am Pikine. maa daan jiin ama seen man maa daan jiin Ama Baldé Boy Niang guy gënis naay ndongo. mu ni nag ndaje bu ni mel waxtu wi doon na nag lu mu namm. loolu daf ñu manqué te ambiance boobu dafay dundal Pikine ku xam Pikine xam ko macha allah si ba ci jigéen ñi sax ñoom it xalaat bu nu mel la ñu amee. làmb ji daal soxla nañ ko Pikine moom ñu wane waat suñu bopp ñoo leen ndax mobiliser. Ndongo Ka Pikine rajo Futur Média. reportage bi neex na de waaye bu la jiinee ba nga ngemb fi sa yel yooyu. waa ji wéy na ko de jaajëf. dal leen jàmm. tey seen marché ma nga ca réew Maroc googe nga xam ne bëri na doomu Sénégal yu fa yëngu ci njënd ak njaay di nag activité boo xam ne dafa baax ci ñoom ndax njëg ñu fay proposé ci ay produits yoo xam ne Sénégal lay jóge ñu ko fay proposé foofu ca réew Maroc waaye nag doomu Sénégal yi foofee nag ami jafe-jafe lu ci mel ni ay charge jëm ci produit yu war a jóge Sénégal dem foofu ca Maroc reportage ca Casablanca Khady Mbaye. 14h du marché sénégalais bu Casablanca bienvenue chez Ndeye Ba commerçante sénégalaise boo xam ni daanaka lépp lay jaay. import export damay jaay cheveux naturel damay jaay ay yére damay jaay ay diwu yaram damay jaay tout ce qui est alimentaire. ay produits yu ñu jéggaane Sénégal yoo xam ne ñu koo sopp loolu ci marché bi pour commerçant yi ak commerçantes yi mbir mi nag ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax. man damay jaay prix carton mën naa la jaay itam prix par benn. d'accord ban moo ci gën a dox. yëpp dox na franchement macha allah ñu ngi sant yàlla daal. waaw njaay bi bon tane na. waaye dafa mel ni concurrence bi dafa commencé di métti ci ñoom ngir rek génn ci li nga xam ni moo lu ni mel leen rek lañ mën a def moo di yokk njëg yi. presque jimbo boo ko jëndee Sénégal 25 francs nga fayal ko transport bi mu ñëw yaa ngi koy jaayee donc loolu cherul. maanaam double bi la. waaw double bi la mais cherul quand même. yeneen idée la ñu yor yu gën a original ku ci mel ni Maam Sey. ñun daanaka bagage jëndatuñ ko Sénégal fi lañ koy jëndee. paquet tàngal bii ma ko jëndee 20 dirham laa ko jëndee en gros di ko jaayee 5 dirham laa ci am. loo tax nga koy jëndee fii nii. waaw parce que munoo chaque jour nga jënd bagage Sénégal su fekkee gis nga bagage nit indi ko fii di ko jaay bagage boo jëndee Sénégal frontière bi metti na bagage yi du gaaw dugg pour instant yi nga jënd sa bagage ñëw ba frontière ñun la duggul. ci jamono ji amul lenn loo xam ni gis nañ ko ñoom ngir mën a wàññi njëg yi ndax jàpp nañ ni douane sénégalaise ak douane bu Maroc li ñuy teg ci ay tarif dafa tàng lool tey nag ngir nga jëlee bagage Sénégal indi ko Maroc léegi sax mu dem ba ay ayubés mu nekk loo xam ni du leen arrangé. Khady Mbaye jaajëf Maroc tam lan lay am ci lii relation maanaam lëkkaloom diggante Sénégal ci wàllu commerce ak doomu Sénégal yafa ne di jaay ak tam di yëngu ci yeneen yoo xam ne lu ci ëpp dañu jógee Ndakaaru wutali Casablanca wala jóge Casablanca ñëw Ndakaaru Cheikh Ibrahima Daffé di ab économiste doon tam enseignant chercheur ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu déglu ko. du koom-koom Maroc nga xam ne Maroc dañuy gis ne maanaam seen am waaw seen am yokk na état bi ci voilà te day dugal devise. te ku ne devise rek buy dugg ci réew loolu dafa baax ci koom-koom bi ndax loolu da koy gën a suqali day tax ñu liggéey bi ak koom-koom bi gën a yokk loolu
léegi nag li tamit wax nañ ko te lu am solo la ndax marchandise du yëkkatu du yóbbu boppam ay nit a koy yóbbu ak ay jumtukaay kon bu ñu gisee ne noonu marchandise di amee njëriñ di am jeexital day am jeexital tam si nit ñi ndax nit ñi ñooy déplacé wu te bu dee déplacement rek transport dugg na kon transport bi tam day développé wu soit ñuy billet d'avion yi day gis agence avion yi ñi nekk ci agence de voilà ñi nekk ci agence avion yi wala ñi nga xam ne dañ yëngu ci train yi nga gis ne déplacement bi ñooñu tam dañ koy am jeexital si ñoom nga gis ne day am solo léegi nga xam ne day na ba day nekk tourisme d'affaires ñii di dañuy dem foofu déplacé wu jën na pour ñëw jaayee ji ko Sénégal loolu tam xam nga am na te loolu yëpp boo ko xaymaa nga boole yëpp tënk ko économie bi ci boppam mooy koom-koomu Maroc mooy yokk te buy yokk ñëpp a koy gis secteur yëpp xam nga économie moom dafa làmb ay pàcc la nax mais pàcc bi bu yëngu rek mooy li ñuy wax ci en économie effet d'entraînement kii bu demee rek day yóbbaale ñeneen. le marché jeex na mën ngeen a yónnee seen critique ci rfm dakar@gmail.com wala rfm le marché @gmail.com